jaa ngeen jëf mbokk yi ñaari waxtu jot na sëkk fii ci Walf TV bismillah ci xibaar tisbaar gi li ci gën a fës te ñu am yéen faram-fàccee ko bu amee ñu xaaru dara ci nguur gi jëm ci njàngum seen i doom ñoom ñooy askan wa nga xam ne ni ñoom ñoo dëkkee fële ca gàtt di benn gox bu nekkee foofee ci diwaanu Bambey gannaaw ba ñu nemee ko jafe-jafe yi seen daara ji jànkonteel ñoom askan wi dañoo jóg dugg ci seen biir tàmbale dajale koppar yoo xam ne nii moom la ñu am yéene kon jëmale ci seen gox boobulee ay classe yu bees ci biir xibaar yi da ngeen ci dégg leeral yi nga xam ne nii moo tukkee ci kii di Mamadou Makhtar Sarr bu amee ñu taxaw jonne duñu bokk ci ubbi tey jàng tey ñoom ñooy askan wa dëkkee fële ca Ndangar Sambu li ko waral moo di melokaanu seen daara yile kenn mënu faa dugg ndax ndox ci biir xibaatam da ngeen ci dégg leeral yi tukkee ci ki nga xam ne ni moom moo di Thierno Dafa bu amee diwaan bu sonn lool ñàkk lool ay jumtukaay moom moo di diwaanu Koungheul fukki at ci ren gannaaw ba ñu ko jëlee def ko mu doon ab département Koungheul dara amu fa amul benn jumtukaay bu bees bu ñu fa mën a joxe ne lii nguur gi fa def yóbbee ndaw ñi fipp boole wàcc ci mbedd mi ci biir xibaatam da ngeen ci dégg leeral yi nga xam ne ni moo tukkee ci kii di Alassane Ba kon mbokk yi li mooy li gën a fës ci bopp xibaar yi yéen mbokk yi saxoo dégloo ko seetaan Walf TV asalaamaaleykum. bismillah ci xibaar yi gàtt fa la ñu jëm ngir ñi fa xamul ab gox la boo xam ne nii ma nga nekkee fële ca diwaanu Bambey askan woowu li nag daanaka xaaruñu dara ci nguur gi jëm ci njàngum seen doom yi lee gannaaw nag ba ñu nemee ko jafe-jafe yi nga xam ne ni seen daara ju jilee mi ngi koy jànkonteel rawatina ci wàllu classeur ñoom askan wi dañoo jóg dugg ci seen biir tàmbale dajal ay koppar mu doon nag ay koppar yu takk yoo xam ne ni lañ ci jublu mooy tabax fa ay salle de classe yu bees waaye terewul nag ñu ngi sàkku ci kilifa yi ngir bu classe yooyu noppee ñu ñëw jàppale leen daal ci ay jumtukaay lu ci demee ne ay table banc ak yeneen yu ni mel dañuy dem ca Bambey fekk fa Mamadou Makhtar Sarr. ci jamono yi nga xam ne ay bés dong moo des ñu amal ubbi teg l'école gi askan wa dëkkee ca gàtt dajale seeni koppar ngir tabax ay salle de classe ci seen lycée bi nga xam ne ay mbaar dong la. Badara Ndaw mooy coordonnateur gàtt bokk xalaat. ñu gis jafe-jafe yi nga xamante ne bii école gàtt mu ngi koy jànkonteel plus particulièrement fii lycée XCM de gàtt ci manque ay salle de classe. ci ay abri yoo xamante ne bii suñuy doom ak suñuy rak ak suñuy jarbaat ñoo ngi ciy jàng mu nekk ay difficultés yu metti groupe Gàtt Bokk Xalaat jël na disposition yi yëpp yi war pour salle de classe yi ci ni mu gën a gaawee ñu mën ko tabax teg ko ci loxoy autorité éducative yi xëy na bu nekkul balaa école di ubbi mais balaa muy yàgg fi ak quelques mois incha allah ñu mën ko teg ci seen loxo di moins bu ñu fajul lépp tamitam 30% wala 40% ci jafe-jafe yi nga xam ne moom lañ doon jànkante ci ña manque ay salle de classe bu ko defee ñu mën ko faj. mu di jëfin goo xam ne ñii ngànk lycée bu gàtt rafetlu nañu ko bu baax. jàngat bu am solo laa ci def parce que biñ koy créé fii la ma fekk ñu ngi ko créé au mois de mai maanaam groupe bi mi ngi amagum juróomi weer mais liñ fi defagum ñun teg nañ ci suñu bët te ñu ngi koy rafetlu. gannaaw loolu nag ñoom parents d'élèves yi ànd ak ñi ngànk lycée bi di ñaan nguurug Sénégal ñu indi leen ay jumtuwaay ci lycée bi ak personnel bu doy. te damay profiter ci occasion bi di lancer appel à monsieur l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Bambey adressé naa ko benn correspondance maa ngi xaar réponse am parce que un lycée de plus de 1000 élèves mënul fonctionner ak ñaari surveillant seulement loolu day gàllankoor liggéey bi bëgg nañ ñu jàppale ñu ci ay surveillant. jógee ci loolu wax nga ko léegi. population bi mënuñu def lépp ci loolu la ñuy woo nag autorité yi mu nekk administration muy état wala tamit autorité académique ñoom itam ñu dugal seen loxo ci banc yooyu de ku wax table banc xam ne xaalis bu bari la kon maintenant tamitam mën nañ ne population bi féete na côté constitution mais côté équipement tamitam ñu ngi leen ci woo ñu dugal ci seen loxo te yaakaar nañ leen ci bu baax a baax a baax. Touba Mbacké Mamadou Makhtar Sarr pour la radio télévision Walfadjri. jaajëf Mamadou Makhtar Sarr ñu ngi lay sant di la gërëm bu amee nag ñu taxaw jonne du ñu bokk ci ubbi tey jàng tey bi ñuy wax ñoom ñooy askan wi nga xam ne ni ñoom ñoo dëkkee fële ca Ndangar Sambu li ko waral nag moo di melokaanu seen daara yilee kenn mën a faa dugg ndax ndox muy ndox moo xam ne dafa jaxasoo xorom si tàmbale sax bënn seen mur école yilee ndimbal daal la ñuy sàkku ci kilifa yi ndax ñu wax ko waxuñu ko jaaxle nañu lool dañuy dem ca Mbuur fekk fa Thierno Daf su amee ñu mën a ubbi tey jàng tey
du gune yi nekk ci diiwaanu Ndangaan Samb. école baa ngi nii gis ngeen ni mel boo moytu li ñuy wax ubbi tey jàng tey du fi mun a am parce que école bi gis ngeen ni mel mu ngi nii taax fees de lag ndox toilette yi fonctionné wuñu classe yi gis nga am na classe yoo xamante ne duñ tëju yii xawmaak ba yàqu complètement léegi nag ñuy tallal suñu loxo di ñaan autorité yi bu dee mun nañ ci jàppale dimbale ñi ba ngir yàlla école bi mun a nekkaat école boo xamante ne mun nañ fi jàngee nekk ci ay conditions yu baax li ñuy sàkku nag mooy ñu dimbale ñu ci suuf ñu ràmbalee ko yëkkatiwaat mur bi parce que gis nga lii amul benn protection amul buntu mur bi dafa gàtt boo ñëwee teb dugub les animaux en divagation comme ni ñu ko waxee yëpp fii la ñuy fanaan te loolu yëpp aussi bu élèves yi xëysee fekk mala yi dal di yàq école bi complètement ñuy bale balaa ñuy tàmbali jàng sax presque 10 heures jot loolu yëpp nekk ay problèmes yoo xamante ne day gàllankoor mbirum jàng. mel na ni xorom si moo ko nangu daal. xorom si daal mooy li ñu gën a gàllankoor ci dëkk bi vraiment xorom si la mais nag bu ñu defaloon ay dig rek dina ko arrêté loolu mooy problème bi. li ko waral nag moo di ndox mi ne xuus ci seen bërëbu jàngukaay bi teg ci nag ndox moomu ci boppam dafa xoromu loolu. bi ñu demee nag ba nga xam ne école yi ay Samba Diakhounda la ne woon ay Fimela 7 kilomètres 8 kilomètres ñu toog ba am école ci dëkk bi école boobu ñëw war nañ ko mën a entretenir defar ko Ndangaan nag amul espace bu bëri tan beeg fi gën a bëri fi nga xam ne presque xorom la gis nga xorom si ni muy lekkee suñu mur yi bon nag école boobu gouvernement bi tey état bi gestuñu ci wàllu defaraat école bi fexe nañ koy mën a rembaliwaat sëkkaat ko toppatoot bu ñu gën a mën espace dina am solo parce que tey jii def nañ ko école élémentaire waaye ëllëg war na mën a am CM boo xam ne waa Ndangaan Samb yi dootuñu déplacé wu jëm ay campement wala ñu jëm Fimela. ngir xale yi dellu ci biir classe yi ni mu gën a gaawee nag jàngalekat yi ak way juru ndongo yi woo nañu nguur gi ngir mu duggal ci loxoom ba beesalaat bërëbu jàngukaay bi ni mu gën a gaawee. tey jii def nañ ko école élémentaire waaye ëllëg war na mën a am CM boo xam ne waa Ndangaan Samb yi dootuñu déplacé wu jëm ay campement wala ñu jëm Fimela. pourquoi pas lycée d'ailleurs. te mën na am lycée parce que population bi mu ngi rëy bi mu nekk nii nga xam ne parce que Ndangaan c'est Ndangaan campement et Samel or Samel fi mu nekk nii mu ngi bëgg a gën a bëri ëpp Ndangaan nit ñaa ngi ko commencé dëkk bon loolu ba amoon tey ba ñu rambalee ko defar ko possibilité la pour ñu def fi am nañu espace nañ fi defar école moyen def fi secondaire. donte taxu koo yàgg loolu école bu Ndangaan Samb mu ngi mel ni diiwaan bu ñuy jàngee bu màgget a màgget li ko waral nag moo di ay miir yuy waaj a nërmeelu ak diiwaan goo xamante ne muccul ayib loolu. Mbuur Thierno Daaf rajo télévision Walfadjri. jaajëf Thierno Daaf ñu ngi lay sant di la gërëm bu amee nag diwaan bu sonn lool ñàkk lool ay jumtukaay moom moo di diwaanu Koungheul fukki at ci ren gannaaw ba ñu ko jëlee def ko mu doon ab département Koungheul dara amu fa amul benn jumtukaay bu bees bu ñu fa mën a joxañ ne lii nguur gee ko fa def yóbbee sax ndaw ñu fépp booloo wàcc ci mbedd mi takk ay sagar yu xonk cur waaxu utali préfecture waaye ba ñu fa dikkee nag mbetteel lañ am ndax préfet dafa lànk ni kon du leen du gisee ak ñoom mu doon nag loo xam ne nii fësal nañ ko ci reportage Alassane Ba. ndaw conseil départemental bu Koungheul société civile ak ñenn ñu dëkk ci Koungheul génn taxawal ab kuréel ngir rek xeex ñàkk a jox gëdd gi ñu jox seen dëkk boobu di Koungheul nga xam ne def nañ ko département ci atub 2006 boobu ak léegi nag dara soppeeku wu ci. tey bu ñu xoolee service yi nga xam ne ñoom ñoo nekk biir Koungheul yëpp ci ay kër yu ñu luye la te tey bu ñu koy xalaat ci xaalisu réew mi day nekk ci ay millions yu bëri tey pourquoi pas ñu jël xaalis boobu noonu tabax ko mu Koungheul am jëmm. wala dëkk yi nga xam ne ñoom ñoo wër Koungheul ñu am jëm ba nga xam ne ni tey autorité yooyu noonu dinañ mën a jege askan bi mën a oyu ci laaj yi nga xam ne ni moom leen askan bi di laaj tey boo xoolee trésor bi nga xam ne moom moo nekk au niveau de Kaffrine trésor Kaffrine Koungheul moom moo koy dundal tey dafa war Koungheul am trésor boo xam ne ni suñu bëggee ay soxla yoo xam dañuy waaxu ndànk dem fa lijjanti suñu soxla te beneen problème du am. ndaw yi nga xam ne nag namm nañu topp tànku seen i mag yi xeexoon ci atub 2006 ba ñu def Koungheul lii di département dootuñu seetaan ñuy tàggatémbaloo seen i dëkk ba. mais Koungheul amul dara loo xam ne ni dox na bon ñi nga xam ne nii tey ñoom ñooy wax président ne ko Koungheul mu ngi dox Koungheul doxul mais loolu ñun jeunes yi nga xam ne nii ñun ñoo nekk Koungheul duñu bàyyi loolu muy jàll tey mag ñi jeexal leen mais ñun ñoo porté wu pour développer le département de Koungheul. préfet bi nga xamante ne nag dafa bañ a génn ngir jël mémorandum bi ko ndaw yooyu indil ak di dànkaafu taskatu xibaar ya fa nekkoon neexut benn yoon yi leen ndaw. tey suñu doxu ñaxtu bi am nañ ci lu ñu naxari mooy préfet bi nga xam ne nii tey moom moo fi nekk l'adjoint au préfet
dañoo dem foofu noonu mu bañ a génn wax ak ñun te tey dama jàpp ne moom buy nekk Koungheul ñun ñoo tax balaa ngay naam da nga faa nekk ñun ñoo tax moom mu nekk Koungheul te tey ñun dama gis ne ci yoonu marche mooy suñu ñëwee dafa war a génn saafonteeg ñun ñu lire mémorandum bi ci kanamam jébal ko mais li mu bañ mooy dafa bañoon génn wax ak ñun bi ñu demee bureau sax pour soumettre ko mémorandum bi dane bu ñu filmer dana ñu porter plainte te ñun on est prêt préfet bi bu fi askan bi nekkoon du fi ñëw bon moom dafay nekk pour ñun il faut mu bàyyi xel ci loolu. ci fàttali xàllal leen ay yoon yu baax defaral leen ay tali yu dugg ba ca biir arrondissement ya tabaxal leen ñaareelu lycée ci Koungheul bokk na ci lu taxoon ñu amal doxu ñaxtu boobu Koungheul Alhassane Ba Yaya Guissé Walfadjri. Alassane Ba ñu ngi lay sant di la gërëm dañuy waaxu utali fële ca Fouta wax ci wàllu politique ab kuréel gu bees judd na kuréel gi nag li ko tax a jóg mooy ñaawlu tànne fi nga xam ne nii Macky Sall mu ngi koy def kon ci seen diwaan boobee mu ngi dajal nag lu ci tolloog fukki commune ak juróom-ñett ñoom ñëpp nag di ay responsable fare ci parti bi di APR ci am ndaje nag mu yaatu mu doon amal ñoom ñoo ñi nga xam ay responsable la ñu taxawal nañu aw tërëleen boo xam ni lañ ci jublu mooy jàmmarloog Macky Sall ak nguuram gilee Sidi Ardo Sow moo wax ci seen kàddu ñu teewlu ko ci micro Aboukan. lu ko waral c'est que dañu kontaan ñu dara ni parti bi di doxee ci département Podor le coordonnateur n'a associé personne à ce qu'il fait il fait ce qu'il veut mënutuñu ko nangu nañ ko depuis bi Macky avant mu yegg ci pouvoir ba mu ñu ci pouvoir ñu ngi koy nangu wote bu nekk ñun ñooy débrouiller on s'investit physiquement et matériellement financièrement et moralement pour le faire pour l'aider à battre les autres mais musuñu am en retour la reconnaissance du parti bi musuñu gis musuñu dégg musuñu compter comme c'est comme ça mais on est obligé de prendre nos responsabilités on se réunit nous restons des militants de la paix mais mënuñu continuer ci liggéey bi su dee dara am nañu associé ci déey bi ci wax bi ci waxtaan bi mais ñoom ñooy def dañuy dugg ci Dakar ñu def dañuy dugg ci Dakar ñu élire ñu proposer dañuy dugg ci Dakar ñu investir après ñu ñëw foofu voter on vient nous voir pour voter mais ça ne peut plus continuer. ñaar la ñu choisir fii la dernière fois c'était je dis les noms c'était Moussa Thiam c'était Yette Sow Moussa Thiam a été battu sévèrement dañ ko dóor à péter xam na ko Yette dañ ko dóor 3 bureaux de vote yëpp à Kaden dañ ko dóor la dernière fois mais on ne les connaît pas c'est des députés de Macky c'est pas des députés du département de Podor du ñu ay sunu député ay député Macky la Macky moo leen fal c'est ay député am la quand tu conduis soo conduire benn liste nga nekk 4e résultat au niveau national am na lu war am na loo war a jot ñëpp ñu ko defoon ay ministre la ñu lu tax defuñu ko ministre ñu c'est à ça qu'on s'attendait dootuñu ko naan sax légitimité bi c'est au peuple c'est aux militants c'est nous le peuple c'est nous qui élisons léegi ñun ñooy fii député fii ñun ñoo koy fal kon nañu béy ngir yàlla ñu jëlal suñu bopp. wax loolu day kàddu yoo xam ne nii ñu ngi ko nangoo ci kii di Sidi Ardo Sow mbokk yi kon ci foofule ci la ñuy tàbbiseeg yéen ci xibaaru bitim réew yi soxna Khady Sylla lañ ci àndal. fële ca Cameroun ñi nga xam ne ñooy làkk anglais daal dinañu proclamer seen indépendance ñu choisir jour bi nga xam ne mooy 1er octobre nga xam ne day fàttali bis bi nga xam ne 1961 ci la Cameroun anglophone ak francophone daal di réunir nekk benn dëkk ñoom dañoo gis ni pouvoir central bu nekk Yaoundé da leen bàyyi ca ginnaaw def fa benn infrastructure bi nga xam ne mun na tax seen gox bi daal di développé looloo tax ñu daal di am lu leen metti fipp di laajte seen indépendance kii di président réew mi di Paul Biya génn sax ñaawlu li ni mel ndaxte amoon ay xeexoo ba lu toll ci juróom-ñaari doomu aadama ñàkk fi seen bakkan fële ca Espagne rawatina diwaan bi di Catalogne démb la fa amoon ab élection ñoom dañoo bëgg ñoom it seen indépendance waaye gis nañ ni ay xeexoo yu métti lañ fa nemmeeku ba police daal di dugg ci biir bureau de vote yi di leen tere ñu daal di amal li nga xam ne mooy seen devoir civique ndax dañoo gis ni diwaan bi di Catalogne Espagne moo ko moom ko mënuñoo nangu benn yoon ñu daal di fa créer li nga xam ne mooy référendum ngir mën a taataan baatu askan yi ba xam 2,2 millions doomu aadama yu dëkk côté yooyu ba xam bëgg nañu am seen indépendance waaye dafa mel ni jamono ji résultat yi nga xam ne moom la ñu jàppandigum te ñi daal dina ñoom ñoo am pouvoir Espagne nangu ko benn yoon ndax ne na scrutin boobu c'est illégal maanaam leen dara tegu ci yoon looloo tax sax mu daal di laajte ñu daal di niinal lii di scrutin bi
États-Unis daal dina yeewu ci fitna lu toll ci juróom fukk doomu aadama ñoo ñàkk seen bakkan ci benn fusillade bu ñu nemmeeku ci diwaan bi di Las Vegas ku def ñaawteef bi nekk benn ndaw waaye fu mu toll nii dafa mel ni nekkul benn terroriste ñuy ñaawlu mooy ni bokkul ci benn groupe terroriste waaye xam nañ ni ku dëkk ci diwaan bi di Las Vegas moom moo def ñaawteef bi police daal di ci ibib ab enquête fu mu toll nii ki nga xam ni mooy soxnaam ñu ngi koy seet moom sax di ndaw boobu def ñaawteef bi police daal dina ko faat waaye ñu ëpp ci doomu aadama ñi nekkoon ca concert boobu tamit am nañ ci ay gaañ-gaañ yu metti bàkk bi jib na xibaaru tàggat yaram yi dañ ci ànd ak Cheikh Ahmed Tidiane Gomis sëñ Cheikh asalaamaaleykum. maaleykum salaam Seydina Omar Ba. équipe nationale bu Sénégal la ñuy ubbee. waaw Sénégal Cap-Vert Sénégal ci juróom-ñaari fan ci weeru octobre samedi la ca fële ca Praia sunu gaynde yi nag regroupement bi tey la door lii nag mooy planningu entraînement wu Lions yi balaa ñuy dem fële ca Praia. tey jii bu ngoonee bu ñeenti waxtu ak genn wàll jotee la ñuy def seen maanaam entraînement bu njëkk fële ca Jàmbaar suba nag am nañ ci ñaari maanaam entraînement gis nga ne lii di fële ca Jàmbaar ba léegi bu ci suba si ak ci ngoon bi waaye nag entraînement ngoon bi nag huis clos la maanaam kenn du ko fekkee ci alarba bi nag dina am benn entraînement léegi nag bu ci alxames nag la ñuy jël roplaan bi jubal fële nga xam ne moom mooy Praia ci àjjuma ji lañ fa am seen benn entraînement bu njëkk ci heure match bi muy ñeenti waxtu ak genn wàll bu samedi nag muy match bi nga xam ne match bi ñëpp di xaar diggante Cap-Vert ak Sénégal dañuy fàttali ne Cap-Vert moo nekk ci ñaareeli place bi Sénégal nekk ci ñetti place bi Sénégal nag bu buggee maanaam yaakaar qualifié faw mu am ndam ci kaw Cap-Vert ci match boobule. des ba tey ci wàllu football compétition africaine yi fa lañ ci tollu. waaw Seydina Omar Ba compétition africaine yi demi-finalu aller yi ci Coupe CAF. résultat yi ci week-end bi nii la tëddee ki nga xam ne moom mooy Super Sport bu nekk fale Afrique du Sud moo doon daje ak club africain ndam demul ndam di ku nekk dugal na benn bal tout puissant Mazembe fale la Mulzum ci Lubumbashi la doon dalal FUS bu Rabat foofu nag tout puissant Mazembe moo daan benn bal ci dara ñu ñëw ci Ligue des champions ñu joxe résultat yi bu ñu paree ci Coupe CAF bi Ligue des champions nag jàpp nañ ne que ki nga xam ne mooy USM bu Alger moom ak Wydad Casablanca foofu nag ndam demul ndam di kul kenn dugalul dara ci match aller boobu beneen demi-finale bi nag Étoile du Sahel moom moo daan kii di Al Ahly ñaari bal ci benn. des ba tey ci wàllu football wax ci assemblée générale bi nga xam ne nii waaye Jaraaf doon nañ ko amal. Cheikh Seck moom la ñu delluwaat joxaat ko lenge yi pour ñeenti at yi waaye nag liñ ko sas moom mooy mu moderniser waat équipe bi maanaam jox équipe bi maanaam ay jumtuwaay yu am solo moom nag Cheikh Seck nee na ba mission boobu pour mu mun koo réussir il faut que nag ñëpp jàpp ci doomu Jaraaf yëpp jàpp ci dina tax équipe bi tamit delluwaat fa mu nekkoon ñu déglu Cheikh Seck ci micro kii di Mamoun Gassama. non di si am si fierté bu mag am si contenté bu mag et puis di gërëm waa Jaraaf yi parce que man gënuma fi si Jaraaf maa nii mais wóolu nañ ma tegaat ma si seen kaw gis na ne amul sax candidat bu déclaré wu contre man parce que affaire bi tamit bon ñoom Jaraaf loolu la ñu xam daal famille la te famille bu jiitoo ñëpp dañ ko bëgg a jàppale c' est vrai que gagné ñu coupe depuis 4 ans mais moom mooy liggéey nañu pour famille Jaraaf yëpp retrouvé wu parce que boo ñëwee assemblée bu mel ni nga gis paaw Jaraaf yoo xam ne xalaatuma noonu sax gis fi man sax xaw ma ne invité nañ leen gis da ngay kontaan loolu day dalal xel ça veut dire que ñoom aussi wóolu nañ la quoi li ngay def d' accord nañ ci te ñun loolu rek la ñu wut projet yi mooy li ma wax léegi si nasaraan mooy terrain Kër Jaraaf terrain bi Gaspard Camara bi pare nañ ko plan yi pare nañ ko mais aussi pour ñu liggéeyoon ko il fallait que assemblée bi jox ñu mandat parce que puis ñun affaire bi moomuñu ko ñun mënuñ toog bureau comme décide damay def la suba ñoom mën nañ la mbëkk te tooñ moo tax ñu ne dañuy liggéey bu ñu liggéey ñu def plan ñu wan leen ko ñu ne ñii lañ fi def terrain yi ñu ngi koy changé titre fon di nga def bail bi titre foncier bii ak Kër Jaraaf ak yéen bi day tax terrain bi gën a am valeur te bon ñu ngi si liggéey pour defar déjà Gaspard Camara bi rapidement mais xam comme que nawetaan fi utiliser
ñun aujourd'hui dañoo xaar AG bi jox ñu mandat ñu dugal autorisation de construire mais yaakaar naa début année prochaine bu neex yàlla fekk nawetaan autorisé duñ ko li ñu bëgg mooy année bii ñuy dugg ñun dañ def présence bu honorable plus qu'honorable dàq championnat bi dàq parce que une équipe de titre lañu loolu moom faut ñu parce que loolu c'est bokk aussi parce que c'est ça aussi qui maintient en vie le club c'est vrai que projet économique baax na mais parfois aussi nga liggéey pour gagner titre baax na. mu ngoog loolu day kàddu yoo xam ne nii ñu ngi ko nangoo ci kii di Cheikh Tidiane Seck ñu jeexalee kooku wàllu volleyball Cheikh. volleyball sunu gaynde yu jigéen ñi ñu ngi koy waajal juróomi fan ci weeru octobre la ñuy door compétition boobu am fële ca Cameroun ñoom nag li ñu bëgg moom mooy bokk ci ñi di qualifier coupe du monde wala jël coupe d'Afrique boobule mën nañ ko te dinañ ko jéem a def lépp pour mun kaa def ñu déglu kenn ci joueuses yi ñu koy wax Désiré Ciss ci micro kii nga xam ne mooy Nafi Amar. gëm naa ko kay parce que nit moom lépp lu muy mënti def ci àdduna gëm naa ne gëm-gëm moom moo war a nekk priorité am nañ équipe bu mën a dem jëli ndam li waxuma sax médaille mais coupe bi buñ ko gëmee mën nañ ko andi. moyens yi moo manqué parce que man damay wax tout le temps sama xarit di sax dañ may reetaan tout le temps dinaan voler yéen du ngeen dem fenn kenn xamul leen et tout visibilité aussi dafa manqué ñu gis ñu aussi parce que yeneen sport yi dañ leen favoriser ñun kenn favoriser wu ñu kenn xamul voler Sénégal donc koy wax sax nit yi duñu xam mooy lan bu ñu sañoon tey jii nii ñu favoriser ñu jàppale ñu comme ni ñu jàppalee suñu mbokku basketteurs yi football et autres ñu jàppale ñu vraiment sonn nañ trop. waaw dañuy des ba léegi ci volleyball ci Coupe d'Afrique boobu kii di Amadou Sène di leen di tàggat nekk coach national bi moom nag dafa tànn nag fukk ak ñaar gaynde yu jigéen ñu ñëw ci gis nga mu ngi nii booy xoolal nag waa Sococim Mbayang Seck Assietou Ndoye ak Siga Tine ñoom nag ñoo nekk ci équipe Sococim bi bokk nañu ci équipe kii di Aminata Gueye nekk Toulon ca France ak Aïta Gaye nekk Nîmes ca France Fatou Niana Diouk moom mu ngi nekk équipe bu bi nga xam ne moom moo nekk fële ca Asie ñu ñëwaat ci ñeneen ñi yeneen juróom-benn yi ki nga xam ne mooy Mariam Diagne moom France lay joué ci équipe bi ñuy wax Quimper Khadiatou Dondé moom ASC Tato bu Sénégal la bokk Binta Sow nekk donc Olympique club fële ca France Mam Witia Doki Diop moom nag mu nga nekk ci AS Police lay joué Mam Fatou Diouf moom nag mu nga nekk fële nga xam ne mooy Espagne ak kii nga xam ne mooy Désiré Ciss bi doon wax sànq moom Chine la lay joué kon nag jeex na. jaajëf Cheikh Ahmed Tidiane Gomis ñu ngi koy sant di ko gërëm mbokk yi kon foofii la ñuy fas yéene ndar képp xibaar yi di jégalu bu baax rek li ñu leen mënta dégtal li ci yéenekaay yi ay jafe-jafe rek ci wàllu machine daañu ci dellusiwaat incha allah rabbi ci sunu yeneen i jotaayu xibaar. kon mbokk yi lii moo nekkoon li furuse woon ci wàllu xibaar di sant di gërëm bu baax a baax ñëpp ñi nga xam ne nii ñoo jàppoon ci xibaar yi ba mu yemb Modou Fall El Hadj Adjaratou Penda Diallo Gueye ñoom ñoo fare woon ci xarale gi réalisation El Hadji Ousmane Sène ci kaddu gi seen mbokk Seydina Omar Ba kon mbokk yi mucc gu sax te ànd ak xéwal yàlla na ko yàlla tuur ci askanu sunu gaal yéen doog jàmm.